salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku Afrique salaamaaleykum mbokku diaspora yépp seen xarit soldaaru askan bi moo dellusiwaat tey ngir waxtaan ak yéen waxtaan bi nag tey benn ponk rek laa koy jagleel mu jëm ci xew-xew yi nga xamante ni bii am na fan yi ñuy génn muy propos yi nga xamante ni le président des États-Unis Donald Trump wax na ko jëmale ko ci pays Afrique yi ak yeneen pays yi nekk ci àdduna bi lu mel ni Haïti ak El Salvador loolu nag defe naa ni su amee ñun en tant que doomu Afrique war nañ ci taxaw def ci benn taxaw seetlu wu xool lan moo waral tey li nga xamante ni bii Donald Trump wax na ko jëmale ko ci africain yi te nag ñu bëri ci Occident yi tey mu nekk ci seen xel nekk ci seen bopp mais peut-être ñemewuñ ko wax mais président Donald Trump ku nekk xam na ni moom nit la koo xamante ni amul benn respect ci doomu aadama te c'est un président boo xamante ni am na xaalis xamul nit koo xamante ni bii ku ndóol la ku ñàkk la li mu xam rek mooy ku am doole ku am pouvoir ku am xaalis donc kooku yoonam nekkul ci Afrique toppatoowul sax Afrique bañ na ko ba bi ñu ko falee ba léegi dégguloo ko mu boole benn yoon programme am jëmale ko ci Afrique toppatoowul ni sax Afrique existé na mais loolu aussi lan lañ ci mën a jàngat ñun africains yi je pense que jot na africains yi takk taxaw liggéey ngir Afrique ngir doomu Afrique yi ci loolu damay bëgg tout le temps di jël exemple ci Paul Kagame le président de Rwanda nit koo xamante ni bii bi mu ñu egsee ci pouvoir bi ba léegi ku nekk gis na li mu fa liggéey ci réew boo xamante ni bii en 1994 ñu ngi woon ci guerre civile beneen exemple mooy le Botswana un pays bi nga xamante ni bii il a adopté un modèle bu am solo bu tax tey réew mi bokk ci réew yi ñu mën a citer tey ci àdduna bi non seulement en Afrique loolu nag defe naa ne bu ñu bañ a ñuy wooye pays de merde defe naa ne suñu leader africain yi war nañu taxaw nag woo ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal ci seen nguur yi jéem a liggéey ngir yàlla ngir Afrique jéem a liggéey ngir doomu Sénégal ngir doomu Gabon ngir doomu Côte d'Ivoire ngir doomu South Africa parce que li nga xamante ni bii tey ñu ngi koy subir ñun la peau noire lu bëri Occident yi am nañ ci part de responsabilité ndax defe naa ni boo nootee benn xeet pendant plus de 400 ans amul temps pour liggéey continent am nga jël ko mu ñëw di liggéeyal di la liggéeyal yow ba tey nga toll fi nga toll je pense que mënuñu leen épargner ci li nga xamante ni bii moo ñu dal mais lu ci ëpp tey bu ñu ko seetloo ba xool ko man cas bi nga xam moom laa maîtriser xam ko muy cas wu Sénégal 1960 ba léegi suñu xoolee daanaka juróom benn fukki at yi président yi fi jaar yépp liñ ci mën a jàpp akus néew président Abdoulaye Wade moo ko fi def ci Sénégal ci fukki at ak ñaar yi mu ci toog président Macky Sall ñëw barki demb li nga xamante ni président Abdoulaye di commencé woon na ko mu koy yeggali te réew noonu la war a doxe mais li ma ci gën a naqari rek mooy président bu ci mel ni président Macky Sall un président qui est né après les indépendances discours yi nga xamante ni moom lañ doon tenir en 2012 ñu gëm ko yaakaar ko discours de rupture yi nga xamante ni tey bépp patriote rek bépp doomu Sénégal boo xam ne bëgg nga Sénégal bépp doomu africain bu bëgg Afrique boo déggee genre discours yooyu da ngay daal di gëm rek da ngay daal di yaakaar jàpp ni kooku bu ñëwee li pratique yi nga xamante ni moo amoon démb ak bërki démb ñuy jël xaalis bi di ko pasare politique yi lépp lu ñu dem lebi ji bu ñëwee au lieu ñu def ko fi ñu ko war a def mais ñu séddee ko def ko ci seen gafaka beneen xaalis bi ñu jël ko yóbbu ko bitim réew denc ko fa waa bitim réew ñoom ci seen bopp jëlaat xaalis boobu ñëw jële ko lebal di ci am ay intérêt loolu dafa war a jeex ci Afrique loolu nag pour mu jeex ci Afrique il faut ñu nekk ay patriotes il faut ñu bëgg suñu réew gëm suñu réew jàpp naa ne bu kenn ku ci nekk defee li nga war a def côté bu nekk bi nga nekk Afrique mën na jëm kanam su boobaa dootuñu gàddu suñu ay valises di dem fenn di ko wuti fenn ndax loo mën a am bitim réew li nga am sa réew lu mu néew néew moo ko gën a mucc ayib li tax soo nekkee sa réew ku xewle nga mën ko seeti ku am dese nga mën ko jaali sa mbokk bu feebaree nga mën ko seeti te bàyyi wan ginnaaw sa réew amul kenn koo xamante ni bëgg nga ko su amee nag tey circonstances yi la te circonstances yi dama koy faral di wax jamono bu nekk politique yi
part de responsabilité bu ci ëpp ñoom la. Donc on salue vivement vraiment réaction président africain yi, surtout la réaction du président Macky Sall sur le tweet qu'il a émis. Mais loolu doyul, et puis loolu sax lu war la en tant qu'Africain d'abord. Mais wax bi c'est quoi? Wax bi mooy li taxoon tey ñu woteel lan ñoom président africain yi li ñu doon gëmloo que bu ñu ñëwee li taxoon ñu jële fi ku mel ni Abdoulaye Wade, parce que bu doon vision rek duñu fi jëlee Abdoulaye Wade, bu doon liggéey rek kenn du ko fi jëlee ndax nit ku mën liggéey la, nit ku bëgg Afrique la, nit ku bëgg Sénégal la. Mais li taxoon ñu jëlee ko fii ay pratiques yoo xamante ni sénégalais yi jàppoon nañ ni jotatul ñu ci continuer, jotatul ñuy continuer di def genre pratique yooyu ci Afrique. Mooy lan jikko yi nga xam ni commencé woon na yàqu, nit yi xoolaluñu lu dul alal. Ku jóg tey jàpp ni politique moo la mën a may alal nga dugg ci ñuy pasare xaalis bi di imposer nit ñi yoo xamante ni bii musul woon am ci Sénégal. Loolu moo taxoon tey ñu jële fi président Abdoulaye Wade teg fi président Macky Sall. Mais tey li ñu naqari, man bokk li ma naqari tey mooy yaakaar jooju ma amoon yaakaar ko ci président Macky Sall. Yaakaaroon naa ni bu ñëwee il va ouvrir la voie aux autres pays africains. wan leen ne leen kat fii am na ay xale yu ndaw yoo xamante ni ñu ngi judd après les indépendances bëgg seen réew, liggéey ngir seen réew. Suñu leen lebalee xaalis wallaay ñu jël ko def ko ci askan bi, xaalis bi delluwaat ci askan bi mën ci gis seen bopp. Man damay toog ba ci ak ma ne doomu aadama lan moo tax mu bëgg jël xaalis di ko denc ci ay compte te nga dend ak sa moroomu jullit boo xam mu ngi dend ak yow añul wala reerul. Surtout nag yow dañ la fal teg la fa, xaalis bi nga yor moomoo ko, askan bee ko moom. Oto bi ngay dawal askan bee ko moom, essence bi ngay lakk askan bee ko moom. Ngir yàlla loolu bu ñu la ko defaralee au moins nga jëraat as tuuti delloowaat ko askan bi. Waaye sàcc gi bëri na, milliardaires yi bëri na, léegi président yi ay milliardaires la ñuy fabriqué, ñiy ndóol di continuer di ndóol. Nañu góorgóorlu suñu bëggee suñu Afrique bi génn ci guute gi nga xam ne ci la nekk. Benn bés dama ànd ak sam benn xarit ñu jógee benn dëkk bu ñu wax Nice jëm booru Italie. ñu ñëw ba génn Monaco benn dëkk bu ñuy wax Menton. Ma gis foofu benn résidence bu mag a mag mu ni ma xoolal résidence bi fu mu commencé. May xool résidence bi ñuy daw di daw ba fu mu jeexee. mu ni ma est-ce que gis nga xam nga ni résidence bi président Mobutu Sese Seko moo ko moomoon. Mais bu mu décédé état bi dañ ci teg seen loxo. Parce que ñu mel ni moom tey ñoom ñoo tax Afrique torox fi ñu torox. Nga jël ay milliards yu mel noonu def ko ci kër gu mel noonu nga jóge fii ñu teg ci loxo doomu Afrique yi toog di souffrir jaadootul. Ressources naturelles yi ñu am nañu fexe mu delluwaat ci askan bi nañu gis seen bopp ci politique yi, parce que politique yi loolu tax ñu fal leen. Les politiciens la gënuñu muus ñeneen ñi. Doomu Sénégal yaa ngi fépp ci bitim réew am ay xam-xam ak ci biir Sénégal toog fa kenn ku ci nekk lañ la jox ngir yàlla jël ko delloowaat ko ci biir askan bi, parce que ñoom ñoo ko moom. Suñu ko defee rek Afrique dina jëm ci kanam, Sénégalais dinañ mën a toog Sénégal, Africains yi dinañ mën a toog Afrique, gàddu wala dugg ci gaal yi di rey seen bopp wala ñuy xaru ñu leen di traité ni ñu leen di traité ci façon bu ñaaw bi, di leen manquer de respect, di leen saaga, di leen wax li ñu leen di wax. Loolu ñun ñoo ko mën a jeexal. Defe naa ne nag lii xew nii occasion la bu ñu war a saisir pour vraiment ñu liggéey nag ngir Afrique jëm ci kanam. Tey bu ñu demee bañ naan Kigali c'est la ville la plus belle de l'Afrique, c'est parce que Paul Kagame il a compris que affaire bi africain yi la ñun ci suñu bopp la. C'est pas topp ci ginnaaw tel pays ou tel pays mu lay financer di la lebal di la teg ay conditions. C'est vrai que mënuñu dem te jàppale wuñu ñu, mais il faut ñu am fulla imposer suñu bopp, imposer le respect. Su ko defee ñu mën a góorgóorlu liggéey Afrique mën a jëm ci kanam. Loolu rek mooy tax tey suñu dignité bi ñu continuer di fier di nekk africain, di nekk l'homme noir bi nga xamante ni bi tey amul benn benn complexe devant qui que ce soit amul. Mais loolu il faut suñu politiciens yi dimbali ñu tey pour loolu war a mën a nekk défi boo xamante ni ëllëg suñu doom yi dootuñu gàdd mukk seen valise nan ñu ngi dem bitim réew pour wuti lan na lépp rek ñu toog fa ñu dëkk suñu réew jege suñu njaboot jege suñu famille tabax suñu réew. Ndax kat Afrique kenn duñu ko tabaxal ñun africains yi rek ñoo mën a tabax suñu Afrique. Donc defe naa lii xew occasion la, leçon la bu ñu war a jël war ci jàngat war a xoolaat xel yi. Patriotes yi nekk Sénégal nañu jóg takk booloo
politiciens yi nañu bàyyi tasaaro bi ñi bokk ay xalaat bokk lu ñu gëm nañu bokk benn say àndandoo dem taxaw wuti dem wax ak Sénégalais yi wax leen li xew réveiller les consciences bi may mujjee nag mooy ñi nga xamante ni ñoom lañ yaakaar ñu suñu sëriñ yi ngir lay war a suuli nañuy xool njëriñu askan bi te bàyyi di xool seeni njëriñu bopp nañuy bàyyi xool njëriñu askan nañuy xool njëriñu askan bi te bàyyi di xool seen njëriñu bopp suñu maam yu baax yi Serigne Touba maam El Hadj Malick ñoom alalu àdduna mosu leen woon intéressé mosu ñu woon bëgg dara lépp lu ñu bëggoon rek mooy société bu am harmonie société bu dund bu mucc ayib yërmande solidarité loolu nag pour mu mën a am nañuy wax dëgg suñu politiciens yi nañuy wax dëgg su ma gisee bërki démb président su Abdou Diouf fële ca Tivaouane di waxal un président actuel te mu def fi ñaar fukki at deful ci réew mi dara loolu dafa gàcceel Sénégal gàcceel na Sénégal yow jaar nga fi def nga fi ñaar fukki at defoo fi dara lu dul ay forage yu ndox nga ñëw tey di dugg ci politique gu tey do président Sénégal boo xamante ni jeune la ndaw la nit ñi yaakaar ko au lieu nga dimbali ko jàppale ko mu taxawu ndaw yi taxawu xale yi ñu am liggéey mais xanaa rek ngay lijjanti say mbiri bopp ndax ñu ngi lay defal ay privilèges fayoo kër fayoo oto fayoo dara yooyu na fi jeex maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla di woo nag suma xarit ñu mel ni docteur Albouri Ndiaye bi féete fële ca France maa ngi leen di woo yéen ñi nekk bitim réew nekk biir Sénégal te ngeen nekk ay jeunes patriotes yu bëgg Sénégal yu gëm Sénégal nañ leen jàppoo di waxtaan xool li gën ci Sénégal ñu taxaw ci Sénégal mën a soppeeku parce que bu ñu ko bàyyee ci loxo politique yi rek defe naa ni li ñuy mujjee rek mooy kenn ku ci nekk gàddu sa bagage wuti foo jëm te loolu kat du suñu ndam ala kulli al mënuñoo fexe mënoo yàgg France mënoo yàgg États-Unis wala nga yàgg Espagne wala nga yàgg feneen ba dëkk fa boo fa amee nationalité lu mu mën a xew dëkkoo fa sa dëkk Afrique la Sénégal la nañu defar suñu dëkk yi Afrique toog fa su ko defee kenn dootuñu saaga jërë ngeen jëf bonne soirée ba beneen yoon